ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi. asalaamaaleykum waa koñ bi ñu ngi leen di nuyu képp ku toog dañuy déglu di nuyu Papa Ndiaye mi ci technique bi di nuyu Thierno Mboup mi ci régie bi di leen xamal ni namoon nañ leen lool lépp lu ngeen ñu namoon suñu boss yaakaar naa moo ko raw nit ñi ñu ngi ñuy woowee fu ne di ñu laaj émission yi naka la demee lu tax émission yi amul fan yii lu tax amul fan yi waaye dafa tombe rek ñi amoon ay tawat ñu amoon fi tamit ay décès yooyu yëpp moom moo ñu tënkoon ba pare ñu amoon fi tamit quelques yu ñu waroon fixé fii ci studio bi yooyu yëpp buñ ko boolee moo taxoon ba émission yi amul woon fan yi ak màggal gi préparation beeg yooyu yëpp moom moo ñu tënkoon maa ngi ci ak sama xarit sama rakk Baye Balla Mboup le griot du peuple et de sa voix andi sa ak sama jarbaat Adji Soumaré la lionne de la bande FM comme ni ko Baye Balla di waxee Baye Balla maa ngi lay nuyu. voilà bay maa ngi lay fay sama mag sama xarit borom Grande-Bretagne mbokkum nday Omar Ngalla Ndoye ci néegi Paris di la xamal ni jàkkaarloog yow daf may neex jàkkaarloog bii laa namoon live and direct ma wax jox la nga wax delloo ma jàkkaarloog sama jarbaat Adji Soumaré la lionne de la bande FM comme niñ koy waxee saa su ne di am mbégte mu rëy nag mbégte mu rëy moo xam ne am na tàmbali waaye amul yem waaye jàkkaarloog Pam Ndiaye mi nga xamante ni moo nekk ci régie bi jàkkaarloog Thierno Mboup ca North Caroline loolu laa namoon mbokk yi ma nuyu leen di leen xamal ni képp kuy dégg sama kàddu rek mooy sa nuyoo maa ngi leen di nuyu di am mbégte mu rëy ak contentement bu mag dugg si waat fii ci biir groupe bi ci biir panel bi toog fii ci Blay Studio di wax di jox suñu kàddu ngeen ñuy déglu toog ci WK di wax ngeen di ñu déglu loolu fierté bu rëy la ci ñun fierté bu mag la ci ñun ndax yéen rek la ñu am ñu leen di jégaluwaat bu baax a baax leen jégalu bu baax a baax ci gëj a dugg si bi ñu ngi leen ciy jégalu bu baax a baax di leen xamal ni daal li ñu tënkoon dafa bari màggal Touba Serigne Touba woote woon ñu ne ci boobu ba léegi ak yeneen et tant d'autres yoo xamante ni moo tee woon moo tax ngeen gëj ñu dégg waaye ñu ngi jégalu bu baax a baax ndax comme ni ma leen koy faral di waxee rek seen mbégte rek mooy sunu yitte waaye ñu ngi nuyu ñëpp di jégalu ñëpp nag mbokk yi Baye Balla Mboup la le griot du peuple dañ doon nuyoo rek ñu ngi ñëw de. sama jarbaat maa ngi lay nuyu. tonton Labe maa ngi lay fay. salaamaaleykum waa kër gi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waa koñ bi ci laa bokk di leen nuyu di leen dalal fii ci biir émission le grand journal ñu gëj a déggante nag mais loolu nekkuloon ci suñu coobare bopp ndax chaque jour bu ñu sañoon ñu ngi toog fii di leen bégal kon ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal ci biir émission le grand journal di nuyu sama nijaay Baye Balla Mboup le griot du peuple ak tonton Thierno Mboup mi ci régie bi ak tonton Ndiaye mi ci régie bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ñu leen di xamal ni yéen ngi seen émission le grand journal fii ci Blay Studio ci seen rajo WK namoon nañ leen lool. toog jàkkaarloog sama xarit sama rakk Baye Balla Mboup daf may bégal dama ci am contentement bu mag a mag wala bëtiku jàkkaarloog sama jarbaat wax jox ko mu wax jox Baye Balla Mboup Baye Balla loolu lu mu lay def. xanaa di ma def lu rëy laa bay
ndax lu dagg lu ne morom ma lay fekki loolu la yàlla dogal ndax xam nga jàkkaarloog nit mu lay wax loo xamante ni da koy yëg ci xol bi la koy yëg boo koy tontu ba daf ko war a yëg moom loolu moo tax trio bi beneen affaire la li tax yéen tuddee ko le trio magique jumul de la tax mu wax ko moom xam na ko ndax sensation bi ci am ndax yaakaar naa ne li gars yi di yëg ak li gars yi di yàkkamti trio bii nii ñun ñi suñu biir sax ñoo ko gënoon a yàkkamti mbokk yi laa bay di sekk laa jàkkaar lool de mbokkum day Moustapha Seck sama waa ji mu Adja Gueye chéri Racky Mbaye laa bay yàlla na sa jàmm yàgg defar rek saa boo xëyee di defar jàkkaarloog Papa Ndiaye mu jàkkaarloog man ne ci rési bi xam nga ni daf may wax loo de li wala fi naan géwél bu taxawee ci géew di wax géer gu ko njëkk a may bie bu mag nag lu mu wax yaa ko wax loo waaye fi mu ne lu ma wax yéen a ma ko wax loo de baal ko ku la njëkk a xët nag ci kanam tuuti ma wax la ki ma xët sama jarbaat namoon nga Baye Balla de waaw namoon naa Baye moom mooy kiiwu trio bi moom mooy cerveau trio bi daal ci moom la ñuy xool pour xool ci li moom di roy daal di def émission bi di ko jaajëfal bu baax a baax moom tamit di leen wax ni namoon nañ leen trop namoon nañ jàkkaarloo bi toog fii di leen bégal li ngeen ñu namoon daal ñun suñu namm moo ko dàq daal. waaw ñu leen di xamal ni tey dañ ci amati invité bu mat invité muy suñu mag grand Bouyana Gassama moom la ñu dalal tey ñëw na ci émission bi laataa ñenn si ñun di ñëw ci di ñëw ci biir studio bi mi ngi nii toog grand Bouyana ñu lay dalal te naan la axlan wa saxlan you welcome Aji Soumaré nga doxalee ka nanka daan doxalee rek servir ko lu mu naan le temps que ñuy ñëwaat ak moom ci yenn question yi jërëjëf grand Bouyana Gassama ñu ngi lay dalal di la nuyu te di la wax ni vraiment grand sagal nga ñu parce que biñ la invité ci émission bi ñëw nga 1 heure de temps à l'avance ñëw toog ci biir studio bi di xaar ñu commencé émission bi grand vraiment encore jërëjëf Baye Balla ana lan ngay nuyoo grand Bouyana Gassama xanaa ma amaat mbégte rek laa bay di la xamal ni tey invité nga nit ku yàlla baaxal tey invité nga koo xamante ni jàmbaar la invité nga koo xamante ni nit ku bëri yitte invité nga un grand monsieur koo xamante ni ku am cër la ci gox bi ñu ne di Pikine ku am cër la ci réew mi ndax ku ne xam na ni mairie de la ville bi de Pikine Timbo moom mii la jël def ko teg ko ci wetam def ko son directeur du cabinet kon loolu du lu ndaw ki nga invité góor gu baax gu ñuy wax Mamadou Gassama moo ko jur ki nga invité jigéen ju baax jigéen jiw jigéen ju tedd ku ñuy wax Yakumbel Sall ko jur ki nga invité nga ku riche de laa bay xam nga lu loxo mu la inspiré li tey waaye tey yow mi tey man xëtuñu ma de yow mi leenu xët tey non tey invité nga ku riche wallahi kan la bokkal ñu ne Amadou Gassama ku mu bokkal ñu ne Chérif Gassama kan la bokkal ñu ne Ismaïla Gassama mu baax mi ca néegi Italie kan la bokkal ñu ne Aliou Gassama ñi ma la limal ñëpp ku ci nekk jom ak fit ak ngor rek a nekk ci yow amul kenn kuñ ciy séen xeeb la ci sa jëfin wala ci sa doxin wala ci sa waxin kon ñooñu dañ koo don tegale nag bu guddee te daanuwul olof yi dañ wax ne ba jiitoo jub moo tax tey invité nga tey invité de marque sax nga def tey waaw tey invité nga ku baax koo xamante ni fu mu tardé xale yee ko fa tardeel bu yaana bu nee tëll ci koñ bi
li muy njëkk a def cat ba cat xale bu mu dajeel dana taxaw ak yow lu war a mat juróom minute mbaa fukki minute waxtaan ak yow conseiller la te loolu lu rëy la nag ci ñun moo tax tey ki nga dalal tey dama cee am mbégte mu rëy moo xam ne am na tàmbali waaye amul yem waaye Boyana Gassama welcome du loolu la anglais bi wax welcome français bi lu mu wax du bienvenue mais olof bi lu mu wax dalal ak jàmm mais arabe bi lu mu wax du dane axlan wa saxlan wa marxaban kon Boyana dalal ak jàmm kon Balla daal nga ni ko woo maxraban Balla li nga wax noonu du ma ci dindi dara Boyana su ma ko gisee muy dox ci diggu koñ bi sax dama naan non mais grand bi non vraiment kenn gënu koo oyof macha allah nit ko oyof li nga wax lu wér la cat ba cat ku mu dajeel dina taxaw ak yow wax ak yow cat ba cat bu génnee buntu këram ba ni muy àggee ci tali ba ni muy demee ba ci boutique ba ku mu dajeel dina taxaw ak yow wax ak yow nga reetaan même bu dee benn minute mu continuer dem yoonam macha allah grand vraiment macha allah loolu moom oyofte rek moo ko mën. Adji Soumaré nan ngay nuyoo sa maam ji toog. xanaa di am mbégte ak contentement ci wuyu bi ñu wuyu si fii tey da ngeen a dalal sama maam sama chéri maam Boyana Gassama ñu lay wax dalalal jàmm ci biir Blin Studio di kontaan ci dérangement bi ak déplacement bi nga bàyyi sa yitte yëpp ñëw wuyu suñu te kii yombul temps yombul ak fi ñu toll nii nga bàyyi lépp ñëw wuyu suñu fii te toog nag di ñu xaar ñu nekk ci réglage yeeg yëpp yaa ngi toog di ñu xaar bàyyi sa temps yëpp kon loolu dañ ciy bég di ci kontaan di la wax dalal ak jàmm ci biir émission Le Grand Journal. kon Boyana vraiment ñi ngi lay bàyyi nga nuyu ak suñu auditeurs yi nga xamante ne si ne ñi ngi toog di ñu déglu. asalaamaaleykum mes jeunes frères la Baye du Seck sama doom Baye Balla sama chéri Adja maamam laa nekk maamam laa di nuyu vraiment di rafetlu invitation bi ngeen ma def ci seen rajo bi rajo W kii mooy waa koñ bi vraiment di rafetlu invitation bi di ci kontaan trop tamit di sawar tamit di répondre question bu ñu ci posé boo xam ni rek bu ñu war a mën a répondre la incha allah naa ci man nag d'habitude awma habitude di accepter ay interview pourquoi parce que peut-être suñu âge bi nekkatuñ foo xam ni dañu buzz ñu ñoo toll ci dund foo xam ni gisuñu luy tax ñuy daw ba daanu yàlla fàttewuñu maanaam on a yàlla macha allah loolu moo tax vraiment di ko parce que awma habitude sax di wax sama bopp quoi de parler de j'ai pas l'habitude parce que comme di sama suñu benn ki doon wax bu ñëw sama benn paa wax ko muy ñëw di ko jéem a tàgg di ko jéem di wax ay baaxam mu ne ko noonu man loolu def bëgg naa ni ma mel bëgguma nekk di ko wax dama bëgg di ko dund di ko jëf ñu gisal ko mais nekkul parce que nit ki nga ne ko moo mel nii moo mel taxaw mu mel noonu man moo tax man bëgguma vraiment je ne veux pas parler de ma personne je ne veux pas parler de ma vie je veux que peut-être su dee am na lu baax lu nit ñi mën a jëriñoo ñoom ci seen bopp ñu découvre mais waa koñ bi nag vraiment li ñuy wax nit ki soo amee foo ko teg dafa am fi mu la teg mooy man koñ bi am nañu respect bu mag ci man boobu mel ni su dee dafa dem ci genre di ko joxe peut-être certainement mu am ku ci war a mën a tiire njëriñ mun wax mu nekk benn genre success story nga xam ne da am njëriñ peut-être loolu moo tax à but didactique à but éducatif mais duggewuma ci pour wax sama bopp dugg ci wala lii wala loolu laa bëggoon introduire rek ngeen baal moo ko bon je suis disposé question boo leen ma posé bu ma mën a répondre rek incha allah daa ci répondre.
waa Grand Buyana ñu naan la dalal ak jàmm te naan la dinañ ñëwaat ak yow ci biir journal bi sama jarbaat li nga sañse nii kan moo fi jaar tey. waaw tonton Labe xanaa ki fi daan jaar chaque jour rek sama tailleur VIP boobu Souleymane Diop nga xamante ne saa yu ma ñëw studio moom moo may solal budul moom rek di Petit Kane sama ñaari sponsor yooyu tey nag Souley moo génn fii ak man ne ma demal émission. sama jarbaat coiffure bi waxoo kan moo fi jaar de. waaw coiffure bu nice bi Mami Diallo moo fi jaar moom tamit sama sponsor yi la bokk heure bu may ñëw studio moom moo may defaral perruque bu rafet wala mu tegal ma greffage bu nice ne ma demal defi sa émission maa ngi koy gërëm moom tamit di ko sant. waaye sama jawraat ba tey jeexagul de takkaay yi moom waxagoo kan moo fi jaar de. waaw boo gisee takkaay ak yaaññi gi mu yàgg nga xam ne sama bala mañ sa bee fi jaar soxna waalo jum moom moo jaar ci takkaay yi ne ma yow tamit moom foog mu jàpp ci combat bi ne ma takkal nga dem émission moom tamit maa ngi koy sant di ko gërëm di ko nuyu de passage. Balla grand boubou bi bu njëkk ba moom mayoon nga ko siré waaye grand boubou bii moom Balla bii kan moo fi jaar. boo xoolee nii ma def tey xam ne nii laa defoon ci màggal gi keroog ci bisu Cheikh Ahmadou bi yaakaaru jaam ñi ba mu wootee nii laa defoon Serigne Fallou Couture Petit Kane mii moo ma def nii la may def te yàgg na maa def nii moo ma diggoon siré sax moo ma defoon noonu Serigne Fallou Couture xale la fii la dëkk ci koñ bi nekk xale boo xamante ni ndaanal la mën a ñaw lool moom Petit jar na jàppale mook Souleymane waaye nag doon ko doon ci Papa Ndiaye nag Papa Ndiaye kuy sa mag ñu ne Papa Ndiaye yaakaar naa ne Papa Ndiaye mi ba muy dem ca Sandaga di ñaw di dagg lu baax di ñaw muy baax réew mi bëgg ko lool te ba léegi heure bu baax bi jotee kuy ñaw la ci réew mi di nga ñëw ci moom mii la ñu copier loolu Sëñ Fallou Couture daal du ay fo moo ma sañseel moo ma def nii Fallou bu sa jëxru bi Basiru Fatouma du Mamoun mi ci kàdd gi moo taal lamp yi miir armeer yi ba wax ñeenti goudron yóbbu juróom-ñetti téeméeri nit bayti laal aram ku nu jàpp mu ne bàyyi mu dem kookoy Mamadou Fadal man daal maa ngi koy kalaameeg Sëñ Fallou mu def ko ni nga xamante ni moom la téer yu mag yi ci réew mi yëpp mel Labe di sekk yow it li nga sañse tubarkàlla li nga sañse rafet na de du ay fo. waaw Balla kon foofu daal Petit Kane jaar ak yow waaye man la ma diggoon Balla jotu ma ko de. dana la ko jox bu déggee li ma wax ci Sëñ Fallou Couture non dana ko paqueté ba mu rafet indil la ko moomu noonu mu la diggoon dana dem Grande-Bretagne de lu garaaw laa lay wax. kon jeex na maa ngi xaar mais Balla li ma sañ si nii fii Papa Ndiaye fi jaarati rek. naka jekk ma xam ni moo fi jaar. waaw dem jëndi tisseem ba mu baax. ñaw ko ñaw rafet ñëw jox ma. noonu lay def noonu rek la yàgg def ak man. yàgg na ko def. yàgg na ko def ak man di ko ñaanal yàlla na yàlla wéral cër yi sama jarbaat tey dëkk bi tàng na de. waa tey dëkk bi tàng na Dakar tàng na trop ndax journée bi ñu ngi nekkoon ci 32 degré mais ci guddi gi ñu ngi toll ci 28 degré tey kii boobu lañ am température boobu lañ am ci Dakar ak li ko wër ñu ngi toll ci 28 degré fii ci Dakar. Balla mu mel ni ci diggante bi yow demoon nga France de. Labe di Seck dem naa fi Paris laal naa weñ gi kérosène bi tuuru ma wàcc Charles de Gaulle dugg 18e dugg 19e dugg 20e arrondissement fekk naa fa Siré Seck jaar naa La Rochelle ca Paris seeti sama gars yi jaar naa Saint-Denis ca Matar Mbuub jaar naa Porte de Clignancourt xanaa jommi nga ci le griot du peuple de def naa Bordeaux nag man ak yow ay wax wàcc naa Orly lu garaaw laa lay wax waaye cey la ma fa fekk non 10 degré laa fa fekk waaye xam nga lu doy waar dama bëggoon a dem Bruxelles seeti Fatou Mbacke Mbuub sama rakk ji waaye temps bi mayew ko waaye incha allah bu nu delloo rek ci kàttanu yàlla daan fa jaar le griot du peuple la bu mu leen def de. kookoy Balla waaye ci diggante bi mel na ni jokkoon naa fekk Thierno Mbuub bu may xamal ni Greensboro moom tamit tàngaay baa ngi wàcc ñoom ñu ngi ci 14 degré
dara gënul neex nit ñi di la bëgg foo ñu kontaan ku yëg na la te ku falem faale la yéen a ngi seen biir émission le grand journal ñuy continuer ak yéen ba tey ci Blin Studio ci seen rajo WK di leen xamal ni groupe bi fan yi passé gëj nañoo nit ñi gëj nañoo dugg comme ni ñu daan duggee autant mais ça se comprend ci yi ñu jógee xam ne ni moo ko waral waaye ñu ci jaajëfal ñenn ñi rek ñi nga xamante ni si ni vraiment ba tey ñu ngi doon continuer di dugg di ñaax nit ñi pour que ñu gën a dugg parce que yooyu aussi am na ci solo ku ci mel ni Inietal vraiment ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax moom du toog bés boo xamante ni si duggul ñaari yoon wala ñetti yoon vraiment ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax. Balla yaa ngi doon gis Inie ni mu doon ni mu amee engouement bi mu àndal ci groupe bi. non bu baax Inie du ma toog benn jour te gisuma Inietal mu dugg ci biir émission bi Inie moom tamit mais nag c'est très normal ndax moom dafa bëgg affaire bi moom daf ko bëgg da parce que am na ci ay nit yoo xamante ni ci biir groupe bi mënuñu xëy toute la journée te dugguñu même bu dee nuyoo la sax dina nuyoo xool nit ñi ndax ñu ngi ci jàmm affaire yooyu noonu loolu naan geste la bu noble boo xamante ni c'est à saluer mais laa bay kañ laa xam ni gars yi dañuy suivre émission bi mais Awa Diaw ndeysaan rakku Aji Diaw moom tamit nit ku yàlla baaxal la moom tamit day suivre émission bi saa su ne ndeysaan may profité tamit di ko jaale way juróom mu jigéen woowu xam naa ne dinañ ci ñëw ci kanam tuuti incha allah rabbi parce que loolu boobu ba léegi xam naa ne gars yi liñ deful émission moo tax waxuñu ci wax nañ ci benn yoon des fois daf may woo ne ma temps yi xanaa émission bi amul loolu daf lay wan ne rek ñi ci diaspora bi kon émission bi da leen di wéttali moo leen di wéttali ak moom ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ci diaspora bi kon émission bi dafa nekk loo xamante ni émission bu am solo la ci biir ñi nga xamante ni dañoo nekk ci panel bi même ñi nekk ci biir réew mi sax dañ koy yëg kon Inietal ñu ngi koy jaajëfal ci geste boobu noonu franchement waaw mais ñu ngi ñëw léegi ci kanam léegi ñu ngi ñëw ci Aji Diaw ak Awa Diaw ak El Hadj Dioum jaale leen ki nga xamante ni mooy suñu wayjur wu tedd woowu jóge fii. ñu gis timit grand El Hadj moom timit vraiment moom timit du jóg ci vraiment di ñu gën a motiver di ñu gën a encourager pour que ñu vraiment groupe bi di gën a avancer nit ñi di gën a dugg léeg-léeg sax day dem bay di dugal ay musique ak yooyu juste rek pour xam nga dindi suñu stress comme ni mu ko doon waxee ci Thierno Mboup naan Thierno Mboup mooy dindi suñu stress mais grand El Hadj vraiment ñu ngi gis ne yow tamit yaa ngi dindi suñu stress parce que musique yi ngay dugal vraiment xam nga léeg-léeg ñaan yi ngay dugal vraiment grand El Hadj ñun daal mënuñu def lu dul di la sant di la gërëm di la ñaanal yàlla. waaw. nit ku baax El Hadj Dioum nit ku baax nit ku bari ngor mag la joo xamante ni référence la laa bay référence dafa baax booy xool ci nit na nga xool ci moom jikko ja nga mën ko roy ci moom El Hadj Dioum macha allah ni nga ko xamee woon démb ak bërki démb ba tey loolu rek nga xam ci moom waaye nag noonu la mel ne mel ndax xam nga lu tax ndax bitéel bu ne la mu def la saañ bay xeeñ seen way jur wu tedd wa El Hadj Mbaye Dioum fii la daan gaare oto bi yéeg leen ñu yéeg mu ne leen kaa la nu dem Touba ma yóbbu leen ci Serigne Saliou ngeen siyaare ji ko mooy bàyyi Saliou Dioum kon moom bu melee noonu moom tooñul de bu melee noonu jaadu na nit ku yàlla baaxal tegale nag bu guddee wax naa la ko léegi te daanawul ba jiitoo jub kon El Hadj Dioum mention spéciale moom tamit ñu ñaanal ko sunu borom yàggal leen fi ñoom ñëpp ak sunu mag yi ak sunu kilifa yi nga xamante ñoo nekk ci biir koñ bi ak sunu kilifa yi nekk ci biir ëtt bi yëpp di nu déglu am na yàlla dolli jàmm daal laa bay daal lii daal neex na te warul jeex boo bëggee dégg-dëgg. yàlla na yàlla yokk jàmm Balla wax jooju saa ma ko waxee sama xel di am ci ko mu dem kooku dafa war a fay droit d'auteur te fayugul yàlla yokk jàmm dafa war a fay droit d'auteur xam na boppam anyway sama jarbaat ba tey mu mel ni
am na ñoo xamante ni si dañ daan dugg bu baax te fi mu nekk nii gën a ñëw dugg ñooñu ana lan nga leen di wax da nga leen di ñaax ñu gën a dellu si waat. waa di leen wax ni rek rajo bi tijjiwaat na ñu ngi leen di commencé waat a animer di leen bégal di leen wax yéen ñëpp ngeen ñëwaat dëggal seen taxawaay ci biir koñ bi dëggal seen taxawaay ci biir panel bi ñu ngi leen di woowaat yéen ñëpp ndax soxla nañ seen i xalaat yéen ñëpp ku ci nekk sa contribution soxla nañ ko kon ñu ngi leen di woowaat yéen ñëpp di leen wax di kër gi seen kër la di leen dalal di leen wax chaque jour vous êtes la bienvenue daal vous êtes les bienvenus ngeen di ñëw di ci biir panel bi ñu koy def comme ni nga ko daan defee chaque jour di waxtaan di gindente di saafonte xameel bi gën a yomb daje yi tamit gën a yomb ñu ngi leen di woo yéen ñëpp. waa xanaa di gën a di ñaanal ñi nga xamante ni si diggante bi peut-être am na tawat yoo xamante ni moo leen dal ñu leen di ñaanal yàlla na ko yàlla saafara ba ñu dellu siwaat ak ñun comme nañ ko daan defee ñi nga xamante ni si nii tamit jot mu moo xaw a manqué waaye ñàkk jot tamit yaakaar naa ni léeg-léeg fekkente ni ci wàllu liggéey laak yu jëm noonu baax na ba tey ñi nga xamante ni si nii tamit ci diggante bi dugg si nañ ci biir groupe bi te fekke wuñu woon émission yu jiitu yi ñu ngi leen di dalal ak jàmm ku ci mel ni Farmata Ba ñu wax Guinée moom dugg si na ku ci mel ni Xaadim Lo moom tamit dugg si na vraiment ñu ngi leen di dalal ak jàmm ak képp koo xamante ni si dugg nga ci diggante bi ñu ngi leen di dalal ak jàmm di leen wax axlan wa saxlan ñu ni ko Balla di waxee rek wa marhaban waa di leen dalal ak jàmm groupe bi seen groupe la fi ngeen teg seen tànk foofu la nañu àndandoo ñun ñëpp di yëkkateendoo tey tegandoo. ba tey yéen ngi seen biir émission le grand journal fii ci Blin Studio ci seen rajo WK ci diggante bi ñu jotoon fi am ay décès ku ci mel ni yaayu Awa Jaw ak Aji Jaw gaañu na fii mu doon jigéen ju baax Balla. waaw kooku sunu yaay la ndax yaayu Awa Jaw sunu yaay la yaayu Aji Jaw sunu yaay la te yàlla moo ne xalaxal mawta wal xayaat man yàlla dee laa njëkk a bind ko dund dellu wax ne kulu nafsil zaa'iqatil mawt ne kulu man alayha faali kon bés la boo xamante ni bés bu jar a bàyyi xel la du jaas ci kenn ñuy profité rek di ko jaale Aji Jaw bu baax a baax di ko jaale tamit Awa Jaw ndeysaan sama jigéen nit ku yàlla baaxal moom tamit nit ku baax nit ku mën a wax lu baax moom tamit te mën ko def nit ku am sutura ma jaale ko Aji Jaw bu baax jaare ko grand élage te ñaan sunu borom mi dara tawul yàlla na bur yàlla seerali cëram yërëm ko te jéggal ko yàlla na leen dëddoo jàmm ci barke yonent bi ñàkk yaay dafa metti waaye yaay amul remplace dëgg la waaye saa boo jullee dee ko ñaanal boo ko dee ñaanal rek day mel ni musuloo ñàkk yaay ndax saa su ne dina la taxaw ci kanam taxaw la ci ginnaaw ni mu la daan taxawee ci bu muy dund boo ko dee ñaanal di ko bàyyi xel noonu la lay taxawoo ci sa ginnaaw ndax doo dugg ci dara mu léej doo yóotu dara mu tagit ndax loolu moom vice versa la yaay dafa foor lu doy waar la ko sañoon dund ak sa yaay ba di ko weer di ko weri waaye jaam ak pexem yàlla ak dogalam yàlla yàlla suñu borom may leen xolug muñ. jaam ak pexem yàlla ak dogalam ñu am fi timit yaayu Bektaal moom tamit mu génn àddina demoon nañ sax ci dëj bu demoon nañ ci sarax si demoon nañ fa représenté waa koñ bi yëpp di profito ci émission bi di leen ko jaale di ko jaale képp koo xamante ni si ne xam nga Bektaal di ko jaale waa kër ga yëpp di ko jaale Aji Jaw Aram Jaw comme ni ko Balla waxee ak waa kër ga yëpp di ñaan yàlla na saraxam yàgg ci seeni loxo te lu ni mel yàlla na fi gëj sama jarbaat mu mel ni tamit ba tey on a des bonnes nouvelles mu mel ni ci xale yi ci waa koñ bi am na ñu doon def bac
ak ñu fi doon def COP la ñuy wax léegi wala lu ñuy wax CFE voilà waxatuñu COP man moom dama yàgg CFE la ñuy wax waaw ana ñan ñoo fi doon def bac ak ñi fi doon def COP. waaw mën naa ne candidat yi ñu amoon ci koñ bi yëpp réussir nañ su fekkee CFE amoon nañ 3 candidats mu nekk Ndeye Binta Diop doom ci Amina ak Fadima Tall doom ci Amadou Tall ak Sala doom ci suñu tonton Oussou Gassama mi fi bàyyeeku woon ñoom ñett lañu amoon ci ay candidats te ñoom ñëpp réussir nañ seen CFE su fekkee BFM bi la amoon nañ benn candidat muy Thierno Ndiaye bu Pam Ndiaye moom tamit réussir na ko ñu amoon tamit beneen candidat bu ci bac bi mu ngi nekkoon Mouhamed Seck di doom ci Tata Lému moom tamit réussir na ko ñu leen di féliciter bu baax a baax di leen encourager di leen ñaanal yàlla yeneen diplôme topp ci ak liggéey yu baax a baax ñu leen di dégg ci réew bi ci fu sore ndax xale yi ay jàmbaar lañ ndax ak Covid bi ñu jugee ak jàng bi ni mu meloon ñu mën ci débrouiller wu ba mën a décrocher seeni diplôme kon mën nañ leen a féliciter xam ne xale yi ay jàmbaar lañ ñu ngi leen di encourager bu baax a baax. te xam ne xale yi ay jàmbaar lañ vraiment sama jarbaat kàddu yu rafet na xale yi ñu ngi leen di encourager ñu ngi leen di féliciter di leen encourager ci lancé bi ngeen xamante ni si nii moom ngeen nekk nii yàlla na jëm kanam. yàlla na gën a jëm kanam ba yeneen topp ci xam naa dinañ ñëwaat ak ñoom sax ci yenn émission invité leen fii ñu ñëw vraiment ñu ubbi antenne bi nit ñi gën leen di féliciter parce que gën leen a ñaax parce que yooyu dafa am solo nekk ci koñ jàng ba am sa diplôme waa koñ bi ñëpp dañ ko war a rafetlu ñëpp dañ leen war a encourager gën leen a motiver ci côté boobu wala loolu jar na ko. bañ a jar na ko yow tamit laa bay ndax c'est la jeunesse qui est au service du peuple quand même. xale mooy dooni mag bu ëllëgee xale da nga ko war a jox wàccuwaayam jox ko akkam ak yelleefam ndax xamoo lu muy doon bu ëllëgee yàlla rek moo xam di léeg-léeg nga gis xale ci koñ xeeb ko lool ndeke xale boobu moo war a yor réew mi bu ëllëgee di léeg-léeg nga gis xale xeeb ko ci koñ fekk xale boobu noonu am na lu ko yàlla def am na lu yàlla namm ci moom bu ëllëgee mu war a yilif ñu bari mu yiliful réew it mën naa yilif lu bari moo tax xale dafa war jar a jàppale xale bu tolloo ci jàng na nga ko dugal école bu tollee ci jàng na nga ko dugal alxuraan mu jàng da fexeel ba alxuraan jiitu ci dënnam day tax lu mu jàng dana ko man lu mu jàng xam ko lu mu jàng du dañ ci bopp bi kon xale jar naa jàppale xale jar naa dugal école xale jar naa tette xale jar naa wan yoon wi defal ko une bonne éducation c'est très important loolu xam nga lii xale yi def tey jar nañoo delloo njukkal bu rëy damaa bëgg sax ñu delloo leen njukkal nag encourager leen ndax xale bu defee lu rëy da nga koy defal lu rëy ngir bu ëllëgee xale yi nekk ak ñoom mën a roy ci ñoom loolu lu am solo la loolu moom maa ngi koy dagaan sax gars yi moom xale yi moom nañ leen defal benn surprise bu baax xam nga soit dañ leen di defaral benn cadeau ñëw offrir leen ko xam nga filmer ko xam nga ba pare ñëw féliciter leen c'est très important loolu dafa baax. waaw loolu c'est promis que ni prochaine émission le grand journal incha allah ngeen invité xale yi képp koo xamante ni si ni vraiment. bëgg nga leen offrir cadeau bien du genre su fekkee mën nga ko def ci diggante bi ci in between semaine bi ak semaine bi di ñëw comme ça vraiment ci jour émission bi ñu xale yi mën ko jot ñu mën leen a vraiment féliciter gën leen a encourager ci côté boobu gën leen a motiver. jërë ngeen jëf ñu amoon fi tamit ñoo xamante ni si nii ci diggante bi ñii takk nañ fi jabar ñii am nañ fi ay tout tànk ñu koy wax mooy ngénte nañ fi balla ku ci mel ni Ablaye Tall keroog rek yàggul dara balaa ñuy màggali mi ngi doon tudd fële ca Nord Foire waaye keroog ñun ñëpp wax dëgg yàlla demoon nañ fa ne Ablaye Tall nekk nit ku yàlla baaxal moom tamit nekk nit ku yaru nekk nit ku fonk groupe bi nag waaw moo tax keroog ñun ñëpp ñu mobiliser woon dem fa mais keroog macha allah lépp rafet dara ñaawul lépp rafet yàlla na yàlla gën a rafetal lépp ci daraja yonent bi bu yàggul dara tamit Omar Ndiaye tudd na fi fële ca Géejawaay doomu Aline Seck Omar Ndiaye tudd fi moom it tudd bu am solo keroog ñun ñëpp ñoo fa daje comme ni ko waa koñ bi rek doon faral di defee
yal na yàlla suñu borom barkeel seen tut tànk yooyu ci daraja yonent bi ndax ndeysaan moom keroog doom yonent bi la tuddee doom ji def dugal bii bu rëy ndeysaan moom tam ñu ñaanal ko suñu borom yàlla barkeel ko barkeel liggéeyam ñaanal ko Ablaye Tall yàlla barkeel ko barkeel liggéeyam te ci xale yooyu ñu tudd yàlla na ñu dund ba doon ay magum diine magum islam mag yu am ñam ci daraja yonent bi waaw ñu fekkee kenn bañ a manqué yàlla am na ko mën na ko yàlla nañu ko defal. moom mel ni Mbacke Gassama timit jël na fi soxna Mbacke Gassama jox nañ ko bëtóor bu ndaw moom mooy soxnaam léegi. wala loolu rafet na lool. waaw loolu lu rafet la sotti ci ak def ci la sama papa daan na wax naan boo bëggee jur sa bopp da ngay jël sa mbokk c'est très important loolu baat bu am solo la xam nga sëy boobu yàlla na ko yàlla barkeel yàlla na ci yàlla toftal njaboot gu am barke ci dara ju yonent bi xale bu tollee ci wut soxna da koy teel a wut wàññiwul dara da koy taxam jom rek yàlla na yàlla barkeel sëy bi. yàlla na yàlla barkeel sëy bi. yàlla na sëy bi bokk ci sëy yi gën a kawe ci sëy yi sama jarbaat boo déggee ni am na ku ñu maye loolu lan la lay def. waa xanaa di ci bég rek di ci kontaan ndax jigéen moom amul lu dul sëy taal jigéen sëy la kon bu ma déggee koo xamante ni maye nañ ko dama ciy bég di ci kontaan di ko ñaanal yàlla saxal ko ci sëy bi ñu am ci njaboot yu barkeel barkeel. amiin yaa rabbil aalamiin. ba léegi yéen ngi seen biir émission le grand journal ñu ñëw nag di jàkkaarloo ak suñu invité bi mi grand Bouyana Gassama Bouyana première question bi la njëkk posé mooy buñ la neewoon ana kan mooy Bouyana Gassama ana lan nga ñuy wax. bon répondre ci question bi dina doy waar lool doy waar parce que li ñuy wax dafa am biir ak biti yow li ngay dund est-ce que perception boobu la nit ñi am ci yow peut-être suñu la waxee fi may war a baa nga bi may mën a répondre mooy sama cursus maanaam jox leen sama CV fi may jaar waaye kan mooy Bouyana en tout cas peut-être moom am na lu muy dund lu mu gisee àddina te moom rek moo ko xam bokk leen nag di percevoir loolu moo tax question boobu répondre ci day doy waar trop waaye dinaa jéem en tout cas dafa leen benn agiographie Bouyana waaw boobu man je crois que ñu bëri xamuñu ni man maa ngi tudd Souleymane sant Gassama mais bi ma xamee ni maa ngi tudd Souleymane bi ma yóbbu may dugg école ci laa xam ni Bouyana rek laa mos a xam ne voilà ma dem foofu di xoole rek ba ñu rappelé ñu ba mu jeex ñu ñëw ñu laaj ma ndax woot dañ ma woo ma leen woowuñ ma sama yaay jàpp ma ci loxo yóbbaal bi école ba mu ñëw mu ne kër Gassama mu ne benn Gassama moo fi nekk Souleymane sama yaay ne ko wax moom la waaw kon maa ngi xam ne maa ngi tudd Bouyana Souleymane may dugg école bon donc école 3 laa jàngee Kabiru nekkoon suñu directeur disons te li andi wax sax mooy temps boobu koñ bi bëriwuloon kër bi fi nekkoon yëpp ay néegu ñax lañu àll bi amul fi àll la woon kenn nekku fi léegi man pratiquement bëriwul ay kii pour su ma yaay def doon xëy di dem Dakar jaay léegi bo le fait que ñu rek ñu nekk fi wóorul mu jàpp sama loxo dem dénkaane di ma dénkaane ci école bi pour man di suivre donc peut-être à peu près à 5 ans laa duggee à 56 ans daal je me rappelle plus mais ma dem du woon sax inscrit officiel ci noonu la ànd ak classe bi ñu dem ba CM2 ma am sama certificat bon mais comme c'était un jeune et puis ma amoon bon pas sax retard mais épanouissement intellectuel bi waroon am donc après ci laa jógee dem école 4 ndaa amee sama entrée en 6e bi ma fa amee entrée en 6e boobu ñu ngi doon ubbi Falilou Diop mais temps boobu s'expliquer lañ ko doon wax léegi moom nekk Falilou Diop je crois que sama doom et puis bon foofu école boobu symbole ci man parce que sama doom yëpp
yëpp foofu la ñuy jàngee sauf usul ak asubel boobu bi ma fa jógee temps boobu orientation la bokk soo nekkul ci lycée nga nekk ci CS wala CMI soo amee sa bac c'était très sélectif bon moi je me rappelle qui BEPC ñun moom mooy BFM actuellement ñu wax brevet d'études primaires élémentaires brevet d'études du premier cycle et du second degré bon moi j'étais le premier du centre ñu orienté ma de la force pour mu war a defi technique mathématique moom mooy wax série E léegi wala quoi que mooy S xaw mooy S bi nga xam ne da ngay def mathématique comme SE la nga boole ci technologie mais comme que dama amoon ay lacunes nekkuma woon quatrième defuma woon langue laa defuma woon physique chimie ma xam ne du ma dem bi ma demee ma dem demandé professeur Malick Gueye ñu bi ma xoolee mu changé ma yóbbu ñu defi technique économique mooy B ma fa defee ma dem foofu la amee sama baccalauréat waaw bon boobu njàng bi dafa bàcceloon ñun 29 la woon ci benn classe ñëpp at bi bon peut-être pour ma leen wax un peu ci sama promotionnaire yi ñu fa nekkoon am nañ ci 6 ou 7 administrateurs civils 2 inspecteurs 2 commissaires d'enquête économique am nañ ci ñaari inspecteurs généraux d'État Mamadou Diop ak Omar Samba Diallo l'ex-directeur des douanes bon donc ñooñu ñooy laa bokkal bi mu fa jógee après ma dem fac ma dem nag jotuma yeggali parce que boobu fekk sama papa gaañu vraiment c'était un peu il fallait quand même parce que dafa xawoon metti daal au niveau de la famille il fallait mu am kii quoi ci la pensée ma dem waaw mais ci biir li ma nekk étudiant nekk naa fi aussi ñu bëri xamuñ ko jàngale naa 2 ans Seydou Tall ak Mamadou Koumba Lamb professeur de mathématiques après nag ci laa dem bi demee bu métti mënatu woon jël njàng yu métti yooyu fekk njaboot commencé la ci laa dem mu dem Africoto bi mu demee Africoto bon ñu jël ma comme technicien supérieur mais ma ñëw bi ma joxee ñu test ba benn tubaab bu ñuy wax dérivage moo fa nekkoon mu ñu jël ma parce que c'était à l'âge de 24 ans je gérais un fonds en 77 je gérais un fonds de roulement de 3 milliards pièces détachées automobile en 23 boobu ci jógee ma def fa 5 ans bi ma fa defee 5 ans li ma fa tax a jóge aussi parce que bañ ku wax ak ñu bëri xamuñu bañkat bu mag a mag la amoon benn raciste bu fa nekkoon ñëw ni muy commencé di doxatee nii ma jàppante ma metti finalement tubaab bi faral ko ci laa fa jógee après ci laa dem institut de technologie alimentaire ITA maa ngi fa duggee à peu près comme technicien quoi bon li ma mënul woon yeggali ci njàng comme foofu amoon naa jot te boitu gëstukat la boitu ay jàngkat lañu ci laa delluwaat jàngi ci la ma yàlla dimbali ma décroché ci sama DEC décroché aussi sama diplôme supérieur comptabilité def aussi ingénierie financière le 3e cycle def ko boo ko jegee bon foofu aussi le technicien d'ailleurs loolu directeur bi muy retraité sax loolu la directeur wax mu ne nag kii moo fi nekk duggee technicien waaye bu ñuy retraité directeur parce que bu ma fa demee nekk na adjoint comptable bi nekk contrôleur interne de gestion nekk auditeur avec grade de directeur fonction boobu la retraité bon bi ma ñu demee aussi foofu am chance aussi ñu def benn sélection ci tableau de bord yi on a waa banque mondiale yi ñoo ubbi woon benn concours quoi mu bokk ci nous étions 6 africains mu bokk ci 6 africains yi nga xam ne waa banque mondiale choisir lañ leen ñu dem
depuis 3 mois Côte d'Ivoire loo demee ci laa defee ay benn diplôme boo xam ni loolu ñuy wax mooy tableau de bord bu ci jógee l'année suivante encore même concours bi ma defaat ko ñu yóbbu ko ma dem spécialisé wu en stratégie de développement des organisations lu ci jógee yi ci des ay séminaire ak ay formation de courte durée pour mottali sama métier auditeur parce que métier bu doy waar la bon ci gàttal mën naa wax ni bon ci biir njàngi mi aussi bi mu demee ba commencé politique nekk ak maire bi mu demee bu mu xam ni peut-être am na dafa am ay responsabilités yu mu war a dénk yóbbu na ma Maroc moo def benn matière bu bees lu ñuy wax intelligence économique et territoriale voilà bon peut-être ci côté CV professionnel je crois que bon loolu war naa ko wala lu ñu war a mën a wala ci des aussi je crois que bon maa ngi fii bon ñun wax daal li ñu juddoo waaye ñu ngi ñëw Pikine en 1957 ah lañ ñëw Pikine waaw bu temps boobu talibul Wakhinane bii wala Wakhinane bu Dakar Wakhinane tey pour fii kii bi nekk actuellement fi ñuy en Colobane mooy fi ñuy denc kii Colobane mooy fi ñuy gaare kii bi terre bi saxaar yu bees yi foofu jëm noonu service des mines foofu la Wakhinane nekkoon man foofu laa juddoo bon c'est vrai foofu la ñu ngéntee mais man maa ngi juddoo hôpital Dantec maternité hôpital Dantec waaye voilà donc bi nga ñëwee fii bi ñu ñëwee bon jàng naa aussi fàttali naa ko wax jàng naa alxuraan kii ma dalal alxuraan ñu ngi koy wax Cerno Mahamadou Alhaji suñu papa la sëñ bu mag borom tudd yàlla bi mu demee ñibbee Fuuta benn shérif moom mooy jànkal shérif doon jaay boutique vraiment lu ma xam ci diine moom moo ko xamal shérif ay dara bon je crois que bon loolu laa mën a wax ci sama kii scolaire quoi bon donc ñu fi ñëw 1950 bi ñu fi ñëw koñ bi pratiquement kenn moo fa tax si woon mooy waa kër Sila yi waa Aliou Sila lañ fi fekk ñoom rek fi nekk koñ bële mooy ko ñoom Assane Mbaye papa Assane Mbaye fa woon ak papa ñoom Samba Seck ak kër fi Waly Ndiaye nekk léegi kër même Diarra ba kër ñoom Habib Ly ñooñu ñoo fi nekkoon boobu njëli tellement Pikine dafa wéetoon amul lampe su guddee suñu toogee fii àll bi syndicat bi nekk ay slal la woon da ngay dégg tilii di baw pour protéger wu njël yi benn njël la woon boobu donc koñ bi noonu la commencé après bi ñu demee dem ba mu yàgg ci la Pape Ngagne Seck ñëw waaw ñëwee après ci la ñoom Pape Mbacke Dioum mooy mooy grand frère Pape Mbaye Dioum ñëw aussi Pape Mbaye Dioum après ñëw fekk si ko ñoom yaakaar ne kër gi seen kër la woon mais ñoom Medina la ñu nekkoon après ci la Pape Mamadou Ndiaye papa yi Pape Ndiaye ci lay ñëw ci la nekkoon ak mais kër kii après ci la grand kii kan Maysa après ci la ñuy ñëw fàttali naa Baba Sele aussi fii lañ ko fekk Baba Sele Mbaye fii lañ ko fekk ba boo doon sax am fekk boobu bi mu demee ba commencé di jàng di mën a bind di bañ a bind ñu am toujours wente bu metti su mu ñëwee maa ko dama doon sax di ko bindalee lettre su ma ko bindalee lettre mu ne ma da ngay bindee seel mbay ma ne ko doo seel mbay mu ne ma non tubaab bi xamul seel tubaab ñu ciy warante moom bu nekk warante bu metti quoi loolu peut-être ñu xam ko daal donc moom aussi fi lañ ko fekk mais après kër waa ñi sant Diagne mooy kër gi ci koñ bi fi ñoom war da nekk tey kër googu aussi waa Diagne mi ñoom après lañ fay ñëw parce que il paraît que koñ bi ancien combattant yi ñoo ko moomoon
côté bële waa benn côté bi jëm ci jàkka ji jëm booru terrain ba waa TFSO yi ñoo ko moo ñu doon liggéey si stade loolu moo ko andi société travaux d'aménagement de Grand Dakar ñooy la mais ñu am benn portion bu ndaw bu ñu jàlloon ancien combattant yi parce que kër gi Ousseynou Ndoye nekk ku ñuy wax Berthe moo ko moomoon boobu sama papa peut-être li tax mu am ci dafa doon liggéey rek benn ku ñuy wax commandant Berwel ci kooku war a natt kër yi Berwel kooku parce que ba mosu woon sax ne day ñëw xelam ne day ñëw Pikine ñu pratiquement loolu moo ñu andi Pikine après bon yenn ancien compagnie mu ne ñëw parce que boobu àll la woon ñu si gën a bëri jaayaat seen kër je crois que loolu histoire boobu ñu bëri xamuñ ko bon am na peut-être lu muy demee naa ci bind pour def histoire lu koñ bi nit ñi dina nekk loo xam ne naa ko mën a bàyyi nit ñi daal donc loolu boobu nga ci jógee voilà boobu pratiquement fii laa yaru fii laa màggee sama humanité yëpp sama teraanga yëpp ci laa ko def bon par option maa mosul bëgg toxu Pikine parce que su ma dem bañ naa ko ba su ma demee mission ak fu mu mën dem ci Sénégal wala ma dem à l'étranger su ma fa demee une semaine doyal tellement que Pikine waaw man moom la sama deret sama xel sama xol sama xalaat yëpp Pikine la voilà loolu peut être ñu mu baax naa xam daal voilà boobu bi ma ci jógee dugg naa ci mouvement associatif bi je crois que naa fi président Sirat ba def parcours je crois que parcours bi ma def ak ñoom ba léegi bon teg nañ ñetti at yoo xam ne dañuy dem final département jël nañ ñaari yoon coup de départ benn bi ñu dem final régional bon loolu je crois que c'était ay booru année 86 yooyu bon si ginnaaw loolu bokk naa ci association pour le développement de Pikine benn gox bu ñu defoon ci association boobu d'ailleurs ci la ñu tabaxee complexe culturel bi ci la ñu créé Pikine basket club ci la ñuy dugalaat simb bon loolu bokkoon naa ci en tout cas bokkoon naa ci dynamique boobu ñaaye aussi AS Ndiaye taw loolu yàgg mu nekk deuxième division bi ñu ci ay ADEPO boobu ci la ñu laaj ci la ñu ñëw ñu participer du cotiser chaque mois ñu cotiser ku nekk 50 000 pendant presque 6 mois ci la ñu am pour AS Ndiaye mën a demaat première division bon loolu je crois que bon lu jar a xam la daal voilà je crois que peut-être bon sinon xeet je crois que ku ñëpp ay tukulóor la ñu bon je crois que tukulóor la ñuy wax bon yàlla natt ñu aussi vraiment fu ñu baax ci Fuuta rek bokk nañu parce que ñun mën naa ñu ngi jege ci Ely Bana Moussa li ma daan nekk na laam tooro la ñu bëri xamuñu mais sama yaay sàllal sant waaw ginnaaw fi ma jàngee fi ma liggéey ak sama expérience ak fi ma jàngee ak fi ma liggéey nit ko aussi je crois que suñ koy wax il faut ñu wax xeetam bon ñun ay tukulóor lañu kër tukulóor la ñuy wax kër tukulóor yi bon sama papa mi ngi jóge ci Ely Bana Moussa yaayam mi tudd Fatimata Alpha Sall da ngay amul kii ba ci Ely Bana Moussa bokk nañu aussi ak Seydina Limaamul Mahdiw këru diine yu bëri ci Pikine yu bëri ci Sénégal kër googu li wuro maari moo leen meññ foofu am nañ ko tànk bu dëgër li ci des aussi suñu Souleymane bi ñu tuddee sax ci la jógee ñu ngi jóge ci Cheikh Souleymane Baal peut-être mais amul këru Fuuta bu ñu bokkal këru sëriñ si waaw soo defee soo defee ask bokk nañ sax ba bokk Cheikh Saad Bou sama papa aussi ci côté papaam cousin la ci Serigne Mounirou Sarr mooy Serigne Mounirou Sarr bu Tiwaawoon loolu moo sama maam Ablaye maam Amadou Sarr moo ko jëlee fu mu nekkoon buudi andi ko Tiwaawoon bi mu demee mënu foo nekk loolu moo ko yóbbu tuut luuli sama ñoom papa foofu lañ julli donc sama papa dafa bokk ci famille yu Tiwaawoon bi bokk na aussi ci famille yu Cheikh Oumar Foutiyou Tall
yu bëri xamuñu xale yu bëri xamuñu bi mu génnee àddina Thierno Seydou yemul rek ci jullee ko moo ko jullee moo dugal tànkam ci biir baax teere ko parce que ci biir guerre bi sama papa ne moo nekkoon garde corps am ba pare nekk chauffeur am ba pare ñu nekk aussi ay mbokk yuy jege après li ma mën a wax ci mbokk su ma ko waree day yàgg daal foofu laay war a mën a yem ba pare dernière chose bi pour wax un peu parce que li ma di kii li ci des boobu mooy après dugg naa ci actuellement ku ma gis xam ni bon maa ngi ci plus ou moins di ci xaw a yëngu ci politique bi daal yëngul askan wi quoi loolu li mu ko yóbbu li mu ci dugg aussi mooy wul lu mu ci am mais jege fi ñuy décider pour amal njëriñ askan bi te loolu foofu aussi lu mu ci xuus foofu rek laa mën a yem. waaw Mame Bouyana ginnaaw biñ la dalalee ba pare man sama question moo nekkoon ana nan nga dundee woon ak magu démb yi ñi fi nekkoon démb ana nan nga nekkoon di dundee ak ñoom. magu démb yi waa que yal na yàlla yokk seen leer su ñu nekk ñoom ñëpp te di ci di was di fii yal na leen yàlla yokk seen leer parce que bàyyi nañu héritage boo xam ni du héritage su xaalis benn héritage parce que li ñuy wax sa njaboot muy nag mag yi ci koñ bi yëpp amul xàjj ak seen te mag ñu gore woon nañu bon soo xoolee aussi seen cursus la parce que ñoom ñu ci gën a bëri en tout cas ci kaw gi la ñu jógee il faut pas avoir le complexe de reconnaître sa réalité ñoom lan la ñu xam solidarité parce que koñ bi moo doon parce que je me rappelle ñun bi ñuy gën a nekk xale su tabaski masa jot ñoom ñëpp ñooy ànd ñu reyal kii dem reyal kële suñu reyalee kooku boo pare su ay heure añ jotee ñoom ñooy ànd bokk kër gu ñu nekk ju dem suñu demee ñu añ fa loolu man am na lu ma ci am na bon ñenn ñi sax ci am na xale yi am na lu ñu ci war a mën a fàttaliku te amoon na benn solidarité boo xam ne bu kenn xamul seen biir bu njëkk ba luy dox ñuy daje jàkk ja parce que benn bés lu ma sama papa wax mu ne ma saa dem di julli ci jàkk ji yóbbul sa 2000 wala sa 3000 soo demee di nga fa dajeeg sa benn morom bu bàyyi wala sa benn morom boo xam ne dafa yor kër te suba bu yeewu amul lu mu jox sax waa këram ñu ndékki wala yow soo ñëwee fu kenn yëgul fu waa këram fu kenn yëgul loo am nga bokkal ko su demee yëpp nekk ci sutura mag ñi noonu la ñu dundee mag ñi nekkoon ñu amoon jom koo ci gis damay dégg daa ngi dawal sa kër loo am sa kër lu koo ci gis aussi mi ngi yar ay doomam ci diine ci bëgg seen bopp gëm seen bopp loolu man en tout cas lu ma soo leen seetlu koñ bi am na lu bëri waaw ñu bëri du dara soo koy dund doo ko xam ci fu nekk la ñuy dugg ay politiciens fu nekk la ñuy dugg li ñu yàlla may lu jafe la benn bi mooy unité bi benn bi yàlla musal gum nañ ci yenn yi mooy koñ bi yenn yu bëri yàlla musal xam ngeen fi ma waxee ay yenn bon yu bëri yi nga xam ni moo yàq yenn koñ bi kenn du fa ñemee dugg yàlla musal gum nañ ku xale bu fi juddu doo juddu yeewu am jom mel ni mu war a mën a mel loolu moom lu jaral sant yàlla la waaw mag ñi te loolu dañ ko gërëmee mag ñi waaw peut-être foofu aussi loolu laa ci am lu ma ciy wax ñoom yal na yàlla yokk seen leer daal waaw c'est bien bien. waaw Mame Bouyana ginnaaw biñ la dalalee ba pare man sama question moo nekkoon ana nan nga dundee woon ak magu démb yi ñi fi nekkoon démb ana nan nga nekkoon di dundee ak ñoom. magu démb yi waa que yal na yàlla yokk seen leer su ñu nekk ñoom ñëpp te di ci di was di fii yal na leen yàlla yokk seen leer parce que bàyyi nañu héritage boo xam ni du héritage su xaalis benn héritage parce que li ñuy wax
sa njaboot muy nag mag ñi ci koñ bi yëpp amul xàjj ak seen te mag ñu gore woon nañu bon soo xoolee aussi seen cursus la parce que ñoom ñu ci gën a bëri en tout cas ci kaw gi la ñu jógee il faut pas avoir le complexe de reconnaître sa réalité ñoom lan la ñu xam solidarité parce que koñ bi moo doon parce que je me rappelle ñun bi ñuy gën a nekk xale su tabaski masa jot ñoom ñëpp ñooy ànd ñu rayal kii dem rayal kële suñu rayalee kooku boo pare su ay heure añ jotee ñoom ñooy ànd bokk kër gu ñu nekk du dem suñu demee ñu añ fa loolu man am na lu ma ci am na bon ñenn ñi sax ci am na xale yi am na lu ñu ci war a mën a fàttaliku te amoon na benn solidarité boo xam ne bu kenn xamul seen biir bu njëkk ba luy dox ñuy daje jàkk ja parce que benn bés lu ma sama papa wax mu ne ma saa dem di julli ci jàkk ji yóbbul sa 2000 wala sa 3000 soo demee di nga fa daje sa benn moroom bu bàyyi wala sa benn moroom boo xam ne dafa yor kër te su bu yeewu amul lu mu jox sax waa këram ñu ndékki wala yow soo ñëwee fu kenn yëgul fu waa këram fu kenn yëgul loo am nga bokkal ko su demee yëpp nekk ci sutura mag ñi noonu la ñu dundee mag ñi nekkoon ñu amoon jom koo ci gis damay dégg daa ngi dawal sa kër loo am sa kër lu koo ci gis aussi mi ngi yar ay doomam ci diine ci bëgg seen bopp gëm seen bopp loolu man en tout cas lu ma soo leen seetlu koñ bi am na lu bëri waaw ñu bëri du dara soo koy dund doo ko xam ci fu nekk la ñuy dugg ay politiciens fu nekk la ñuy dugg li ñu yàlla may lu jafe-jafe benn bi mooy unité bi benn bi yàlla mosala gum nañ ci yenn yi mooy koñ bi yenn yu bëri yàlla mosala xam ngeen fi ma waxee ay yenn bon yu bëri yi nga xam ne moo yàq yenn koñ bi kenn du fa ñemee dugg yàlla mosala gum nañ ku xale bu fi juddu doo juddu yeewu am jom mel ni mu war a mën a mel loolu moom lu jaral sant yàlla la waaw mag ñi te loolu dañ ko gërëmee mag ñi waaw peut-être foofu aussi loolu laa ci am lu ma ciy wax ñoom yal na yàlla yokk seen leer daal quoi c'est bien bien. waaw Père Biana mu nuyuwaat la rek am benn question boo xamante ni dama la ko bëgg a laaj ndax li ma la bëgg a laaj mooy mobilisation bi nga xamante ni waa koñ bi mobiliser nañ ko ci ànd bi ñu ànd xam nga ci booloo bi ñu booloo yow naka nga gisee mobilisation boobu noonu naka nga ko gisee. merci Baye Balla ci question bi xale yi ni mobilisation bi dynamique bu bees bi ñu am maa koy rafetlu trop parce que peut-être actuellement maa ngi évolué ci collectivités territoriales yi état mënul yëpp mairie mënul yëpp yenn yi pour mu sotti il faut mu am li ñuy wax une démarche communautaire waaw parce que yéen dëkk ci koñ bi su setee yéen la njëkk a setal war na am benn système économie locale bu ñu développé ci biir di mulante mais vraiment daal yal na leen yàlla la fa cat ak lamiñ yàlla yokk seen mën vraiment seytaane bañ a dugg seen biir mais ma rappel démarche bi rappelu naa ko trop parce que déjà boo fekk gis ngeen ni fi charette di meloon sonal ñu trop ñoom seen xeex la ba xeex bu mu demee ñu daw koñ bi tey bu njëkk ba kenn mënu woon génn mais léegi ku nekk mën na génn commencé garab fi amu fenn foofu féexlu def nañ fi ay garab loolu jërë rafet peut-être fi ma leen di orienté ñu dem moo dinañu développer benn système de solidarité parce que au fait doole yëpp a yemul te kuy investir ne investir ci njàng économie du savoir mais fi mooy kii mooy fexe ñu xool nan lañuy ban xalaat la ñuy am xale yi fii jàngi yëpp waxuma ñu jël leen en charge de mais ñu bàyyi xel ci ñoom xool ban encadrement la ñuy mën a ànd ak seen i parents pour que booy ëllëg parce que ku ci tekki ëllëg du leen fàtte jamais boobu nag man foofu laa tëjee sama question li ci des aussi mooy suñu mënee am aussi benn kees boo xam ni kees bu ndaw natt wala ak nu mu mën di demee
femmes yi surtout femmes yi ku ci soxla liggéey yu comp ci tuuti jox la nga dem liggéey loolu tax xam naa tamit lu baax lay doon waaw mais loolu bon peut-être mën nañ ko xëy yëpp ci émission suñ ci bëggee en tout cas suñ ci bëggee su dee vraiment sama xel doy na leen ñu am conseil mu leen ci war a mën a jot ginnaaw émission bi suñu ñëwee nañ ci waxtaan lu yaatu daal pour xool yaa expérience yi nga xam ne réussir nañ ko feneen ñu réussir ko suñu koñ bi parce que koñ bi réew boo xam ni boo digg liggéey ko jafewul noonu daal wasalaam. waa grand Souleymane Gassama ñu lay wax jërëjëf man dootuma wax Buyaana xamuma woon ne Souleymane la Buyaana rek laa doon wax waaye à travers émission bi tax na ma xam ne léegi Souleymane la ñu war a wax ñu lay jaajëfal naan la jërëjëf encore parce que vraiment jël nga sa temps pour ñëw répondre suñuy question jël nga sa temps pour ñëw ci Blin Studio vraiment ni nga gisee studio bi comme que neex na la rek ñun dañ ci gën a góorgóorlu Balla ana lan ngay tàggoog Souleymane Gassama. waaw mais xanaa di ko wax ne rek vraiment c'est un plaisir de partager le plateau avec Boyana Gassama sunu père la xarit la mag la ndijaay la lépp la moom li mu doon ci ñun dafa bari. wax na ko léegi nee na sama maam Sele mi nga xamante ni moo jur sama wuy jur bu góor xaritam la woon léppam la woon kon donc maam tey kon fierté la quoi mbégte la tey ma bokk ak moom plateau bi xanaa di ko ñaanal rek suñu borom bi dara tuubul yàlla yàggal ko fi lool te mu wér mu yàgg na gunge ba ci kanam yàlla yàggal na fi nit vraiment amal jàmm rek yow bég nañu lool ci woo bi ñu la woo tey nga ñëw wuy suñu ci Blin Studio ci WK jërëjëf. sama jarbaat ana ngay tàggoog sa maam ji. waaw maam Buyaana di am mbégte la woon di partager ak moom plateau bi kàddu yi rafet na xam-xam gi yaatu na ñu koy remercier bu baax a baax ci disponibilité bi mu bàyyi ay yitteem yëpp ñëw wuy suñu fii ci plateau bi ci biir Blin Studio ñu ngi lay sant di la gërëm. kay kon grand Souleymane ñu ngi lay wax encore jërëjëf. Balla lépp loo gis rek li naan lu yëngu lu ne dafa am lu yëngu lu ne la ko yëngal ko bu doole. moom muy nur ba ca ban ba ko mooy comme la ma la waxoon rek gaa yi amul baag la Balla. sama la ne suul kër du ko teree feeñ loo may wax. waaw soxla bër moo gën Balla xam nga fi mu ne nii dañoo gëj a def émission bi moo tax am na yu bëri yoo xamante daf may rëcc instant bi nii sama jarbaat ni ko Balla waxee nee na suul nee na loo ko waxatee suul ker du ko tere feeñ ana yan kàddu ngay sànni ci loolu. waaw li mu wax dëgg la de suul ker moom du ko teree feeñ xam nga Balla ma li ma la wax sànq rek mooy cerveau trio bi moom ñun ci moom la ñuy xool pour mën di moo ñuy yëngal daal moo ñuy waxloo yenn kàddu yi ci moom la ñuy xool pour mën di ngewele tuuti daal. voilà moo ñu jalis ngewel gi. ah mais Balla jalis bi kon war na kii wax de fi mu ne nii gars yaa ngi perte affaire yi de. non mais inchallah en tout cas on vous donne rendez-vous altine. waaw non mais. nañ ko xaar ci émission fàttali ñu ñëw ci loolu xam nga ni loolu mën nañu. waaw non incha allah altine ak jàmm si la seen émission fàttaliku ñu ci ànd ak sama rak sama xarit Baye Balla Mbuub nag gars yi nag namoon nañ ko wax dëgg yàlla namoon nañ ko lool bu altine ak jàmm incha allah ci 21h15 fii ci Dakar. 23h15 ca Paris. 23h15 ca North Carolina. Quarter past five. ca North Carolina. xam nga lii lépp li koy ni mooy. mu gëj a def émission bi. dañoo gëj a def émission bi. Balla all good things must come to the end. loo gis rek ne ko lu neex lu ne
du doy. déedéet lu neex du doy dañ koy dog dem ba benn yoon. waykat boo xoon na ko Youssou Ndour. nee na lu neex du doy dañ koy dog ba beneen yoon. sama jarbaat mu mel ni dañuy dégtal gàmmu gi te waa koñ bi ñoom dañ at bu doj dañ daan dem Tivaouane gàmmu ji ak ñëpp cette fois ci nag ku ne dégg na ndigal gi nga xamante ni si ni moom moo jóge Tivaouane ba tax waa koñ bi duñu dem ren Tivaouane ren nag ñu fas yéene ko defee fii ci biir koñ bi incha allah waa koñ bi ren bu neexee yàlla fii ci biir koñ bi la ñu fas yéene gàmmoo ñu ci woo mbokk jullit yëpp bàyyiwuñu kenn du mag du ndaw du góor du jigéen ñëpp lañ ci woo bay balla waa koñ bi ñu ngi woo ñëpp. laa bay xam nga lii sama yaram dafa daw lii su ma ko déggee sama xel day dem ci Alaaji Abdoul Aziz Dabakh góor gi fi bàyyeeku woon 1997 te ba tey dafa mel ni mi ngi fi jógu fi ndax ay kàddoom ya mu waxoon ca 95 96 jàpp 97 ba tey mu ngi existé góor gu baax góor gu yiw góor gu tedd góor gu mën a wax lu baax Alaaji Abdou daan na wax naan bu bum teengee nañ ko yow ci bopp jokku kuy waaye nag mbokk yi mawludu nabi la ñu wax yonent bi moo xewle guddi googu guddi ñëpp la kon ñu ngi woo jullit yëpp ci bés boobu dégg ngeen déclaration bi ñi daan dem Tivaouane ñëpp ci koñ bi ren fii lañ koy defee ci seeni kër kon ren koñ bi fas yéene mobiliser wu def ko fii ci biir koñ bi te yaakaar naa ni bésu yonent bi bésu ñëpp la kon ñu ngi ciy woo ñëpp yonent bi moom la yàlla xool su ko neexoon ne ko Abdoulaye mooy sa baay bu ko neexoon ne ko Aminata mooy sa yaay waaye wax ko yooyu yëpp de dana ko wa innaka laa laa xuliqil azim ne ko ku la gën ci koo la gën noonu la ko taggee dégg nga déglul Alaaji Abdou ndeysaan lii su ma ko déggee sama xel ci moom lay dem Papa Ndiaye est-ce que xam nga ni Alaaji Abdou su ma déggee voix am li may def man ak yàlla rek ñoo ko xam li ma ci yëg ci kàddoom li ma jàng ci moom ci kàddu yu rafet dafa bari moom rek laa daan déglu sama yaay sax su ma mësaan a bëgg ci moom benn affaire Alaaji Abdou laa koy tegal rek xol ba neex mu fis tasu ndax ndeysaan moom it taalibeb Serigne Babacar Sy Malick la mba kërik dërëmaan aram la kumba caam bëgguma penda man penda paate penda xar yàlla bopp coor góor gi ne woon bu ma rusul woon sama baay ku ma ca woo ci ma woo ci photo danaa la wuyu yonent bi xewle dégg ngeen léegi la ma leen wax de ku la gën ci koo la gën la ko wax wa ma arsalnaaka ilaa rahmatan lil alamin yonent bi rek la ko yàlla wax wa ma arsalnaaka ilaa kaafatan li naas yonent bi rek la ko yàlla wax nabi suma danna fata dallee fa kaana xaaba xaw seyni aw adna yonent bi rek la ko yàlla wax boo demee ci maay bu naafi Serigne Touba ma ngi ko naan antal karimu annal xadimu dëxlal idimu fii ka sana ay waaw Serigne Touba teg ko 100 tonnes 500 kon kooku rek a jar a màggal kon mbokk yi ñu ngi leen ci woo bés boobu bésu gàmmu gi daal fii lay amee ci koñ bi ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn duñu lim kenn képp ku nekk ci biir groupe bi rek ñu ngi lay woo ci bés boobu rek la ñu am muy bésu gàmmu Tiwaawan di bésu gàmmu guddik rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu fas yéene koo gàmm ci adduna bi yëpp nag yàlla nañ ko fekkee jàmm tatal ko mbokk yi daal bés baa ngi noonu koñ bi daal bëgguñu kenn mën leen ci kàttanu yàlla comme niñ ko defee woon ci safar bi jërë ngeen jëf laa bay di sekk c'est le griot du peuple qui parle le griot du peuple dama laa namoon nag sama waa ji Balla am na ku ma réclamé sa reegu ndaw gi waaye xam naa tey moom war naa bég tey moom war naa bég sama jarbaat ana lay wax ci guddi googu. xanaa di ci woo ñëpp ndax guddi Seydina Mouhamed la ñuy gàmmul Seydina Mouhamed sang bu tedd bi di ci woo nabiyeen yeeg nabiyeen yëpp ñu ngi leen di woo yéen ñëpp ñu ngi koy gàmmoo fii ci biir koñ bi ci laa bokk di ci woo képp ku dégg kàddu gi rek ñu ngi la ci woo képp ku dégg kàddu gi ñu ngi lay woo ci gàmmu gi nga xamante ne ñu ngi koy def fii ci biir koñ bi ci laa bokk muy
première édition bu ñuy def ci koñ bi ndax ren gàmmu amul Tiwaawoon gàmmuwul kon ñun ñu décidé ne dañuy gàmmu fii ci biir koñ bi mu doon gàmmu gu rëy ñi ci woo ñëpp képp ku dégg kàddu gi rek ñu ngi lay woo ci gàmmu gi. muy kàddu yu rafet kon mbokk yi ñu ñoo ko déggandoo di leen jox rendez-vous ba altine ak jàmm incha allah di leen jox rendez-vous ba altine ak jàmm incha allah ci seen émission fàttaliku ñu ci ànd ak sama xarit sama rakk Baye Balla Mboup ak sama jarbaat Aji Soumaré fii ci Blin Studio ci seen rajo WK jërë ngeen jëf. salaamaaleykum grand journal moom de toj na jamono. salaamaaleykum grand journal moom de toj na jamono. Sénégal Afrique Siddik monde bi ñëpp koy déglu. salaamaaleykum grand journal moom de toj na jamono. boo déggee Pikine nag ginnaaw ray xoolal moom la ñuy suivre. salaamaaleykum grand journal moom de toj na jamono. xoolal li nga def ak li ñu la defal kenn du ko dindi. salaamaaleykum grand journal moom de toj na jamono. ey grand journal yaa ngi yëngale jamono. salaamaaleykum grand journal moom de toj na jamono. Pikine syndicat ba et sat ñëpp a ko aimé. salaamaaleykum grand journal moom de toj na jamono. xoolal gi leg ndax Birama Tokor sanje me Mamadou Thiam. salaamaaleykum grand journal moom de toj na jamono. xoolal Moustapha toj na jamono. grand journal toj na jamono. Facebook YouTube internet moom de toj na jamono. salaamaaleykum grand journal moom de toj na jamono. Facebook YouTube internet moom de toj na jamono. salaamaaleykum grand journal moom de toj na jamono. Facebook YouTube internet moom de toj na jamono. salaamaaleykum grand journal moom de toj na jamono. salaamaaleykum grand journal moom de toj na jamono. wala lay la mani xoolal li nga def ak li la defal béyre ndib sikkim dagay kilifaam bu mbëkkee mu dal. salaamaaleykum grand journal moom de toj na jamono. Facebook YouTube internet moom de toj na jamono. ñeeño xoolal bilay wax nga dëgg grand journal li mu def moo ko doy waar wax nga dëgg. wax na dëgg Facebook YouTube grand journal moom la jóge. xoolal wuyaay ay ja ci booba wala ci nit